jërë ngeen jëf mbokku internet yi yéen ñu seetaan suñu site bi di firiinfo.com tey nag ñu àggal leen ci réunion bi nga xamante ni maire de Idda Mouride moom moo ko précédé moo ko daal di jàpp ak l'adjoint maire de Fass Cekkeen mu nekk nag OCP mu nekk office certifié de phosphate waaye nag bu ñu xamee société boobu mu nekk société marocaine qui évolue dans la production et la vente d'engrais mu nekk noo di projet nag OCP Escoulap caravane nag de sensibilisation sur les bonnes pratiques agricoles foofu noonu nag ñi nga xamante ñoo fa teewoon di waa firiinfo.com lépp rek dana leen ko daal di bàyyi ngeen daal di koy seetaan suñu site bi di firiinfo.com ñu wan leen ko ci image ak vidéo ngeen daal di koy seetaan. loolu ci maillage ANCAR am na aussi ñi nga xamante ni tey ñoom ñoo ko fi teewal ku ci mel ni CDCAR représenté ici par notre doyen monsieur Diallo mais également ak le directeur de l'ANCAR ginnaaw loolu buñ paree dinañ jox kàddu ñi nga xam ne ñooy gan ñi ñu indil ñi li nga xam ne moom lañ andiwaale parce que gan bu ñëwee comme nu ma déggoon benn mag di ko wax nañ ko déglu mu wax ñu lum ñu andil ba pare ginnaaw bu ñu jëfee loolu ba pare am na fi benn waxtaan dinañ ko waxtaanee boo xamante ni dañuy soppante xalaat toujours damay faral di wax ne baykat yi bootul luñ leen di jàngal ci bay waaye dañuy soppante ak ñoom xalaat ginnaaw loolu jamono yële ci ginnaaw am na ay prélèvement yi nga xamante ni projet bi ñëw fi tey doog a yegg si defaloon nañ ko def ko yenn ci àll bi dina génn mu jox leen résultat yooyu yaakaar naa jotaay bi sera rehaussé encore par li nga xam ne mooy kàddu sunu doyen Mbodj mi nga xam ne tey moom moo fi teewal directeur général. donc su dee ne ñi nga xam ne juumuma ci chronogramme bi nii lañ bëgg ñu doxalee ko mais également di fàttali ne le maire de Fass Cekkeen il est représenté par son adjoint ki nga xam ne moo topp ci ginnaaw mu ngi ko fi teewal muy sunu mbokk ngayeen bu baax Alaaji Gaye aussi Alaaji ñu ngi lay dalal jàmm bu baax a baax kon dañuy jox. bisimilah ci arrondissement bu ci turu arrondissement bu Idda Mouride yaakaar naa gan ñi ni ma ko déggee arrondissement bu Idda Mouride ñoo si bénéfice wu kon ñu ngi wax bisimilah ci arrondissement bi di rafetlu seen teewaay di am kontaan ci. ñëw gi ngeen fi ñëw ndax ab baykat ku ne ko dama lay dimbale ca la ngay liggéey ñun loolu moom dañ koy rafetlu rek ndax lépp loo xam ne ñëw nga ne da ngay dimbale suñu baykat fekk na ñun ñi ñoo waroon a jiitu woon ci loola kon bu ñu woowee ci loolu dañuy sawar pour ñëw si kon ñu leen di wax bisimilah fii di rafetlu jotaay bi kon nga ni bisimilah. xam nañ ne tamit heure bii nii ñëpp ci tool yi la ñu war a nekk. ndax man mii di wax nii Saalum la donc damaa ñëw fu ma miin ñëw ci samay mbokk ñu nuyu nag particulièrement autorités yi fi toog yëpp ndaxte yombul ndax am nañ yeneen obligation yoo xam te ne nii mu ngi leen di xaar ci bureau ba xam naa ne suñ paree fii rek fa la ñuy delluwaat waaye tamit nag ñoom loolu moom moo leen ci fi tax a toog loolu moo leen fi tax a toog jaamu askan wi pour dox si seen soxla pour dab seen bànneex donc loolu moom moo leen fi tax a toog. li mu wax léegi comme témoignage nekk na lu rafet trop te tamit man mii dama ciy indi seede parce que lu mot ñaari semaine a ngi nii ñu ngi ci àll bi waaye mosuñoo daje ak mbooloo mu toll nii mosuñoo tamit dajale si suñu benn table autant de autorité donc loolu dama doon témoigner rek ci li mu doon wax donc maa ngi leen di remercier yéen ñëpp si seen disponibilité. voilà léegi nag comme loolu yëpp jàll na dañ sawar lool pour présenter projet bi. présentation projet bi déjà dañ ne projet bi mu ngi tudd OCP maanaam office chérifien du phosphate benn filiale la boo xamante ne direction générale bi mu ngi nekk Maroc société boobu dafa spécialisé wu ci wàllum engrais maanaam production ak commercialisation engrais ak accompagnement des producteurs loolu moo nekk spécialisation wu société boobu noonu mu nekk benn société boo xamante ni pratiquement mu ngi law bu baax a baax biir Afrique di accompagner baykat yi surtout bu ma déggee léegi ñu ne kii mooy président réseau bi ma di la nuyuwaat au passage ndax réseau dafa nekk lu am solo trop ci biir dëkk nekk tamit lu am solo trop ci mbay donc dëkk buñ bëggee développer bu baax a baax ci wàllum mbay il faut que ñuy am habitude toujours di regrouper wu
regroupement boobu noonu dafa am solo ndaxte newul ne ñëpp la seen poos jot seen loxo jot seen poos donc ñëpp amuñ li nga xam te ne soxla nañ ko mënuñu ko am à tout temps donc bu fekkee nag am nañu réseau dinañ mën di bootaalee ay nit dinañ mën di yaatal lépp loo xam te ne nii ñëw na nekk bénéfice ci commune yi donc loolu moo waraloon nag projet bi bi mu jógee bi muy doog a jóg mu doon liggéey ak réseau yi kese léegi nag dem nañ nag ba ne fi mu toll nii nag comme léegi projet bi gën naa avancé léegi dañuy fexe boole ci ñëpp ba pare nag fépp fu ñu dem dañuy inciter car ba fa nekk maanaam gay mi à ce que mu wax nit ñi lan mooy njëriñu réseau boobu noonu réseau boobu noonu lan la ci béykat bi mën a am au lieu que mu toog fee di béy nekk koo xam te ni dafa dispersé wu. xam naa après dina ci ñëwaat léegi nag projet bi mu jógee ñëw nekk Sénégal mu ngi fi commencé woon en 2019 bu ngeen xoolee sax am na ñu bëri ñoo xam te ne dañuy ne ah man de OCP bi mës naa kaa dégg wala caravane am mës naa jaas sama tool. wante dañoo toogoon ñaari at yoo xamante ni dafa am mbas mu amoon ci àdduna bi loolu moo taxoon ñu toog mënatuñoo continuer suñuy activité léegi nag yàlla mi nga xamante ne dara teewu ko instant bii nii mbas mi wàññeeku na lool ñu ngi ñaan yàlla mu jóge fi moo tax nag ñu commencé waat li nga xamante ne nii commencé woon nañ ko di ko liggéey ñu jaaraat nag ci site yëpp lëkkaloo ci waat nag ak partenaire bu bees mu nekk ANCAR mi parce que biñ ko doon doog a liggéey newul woon ne ñu nag waa ANCAR ñoo lëkkaloo woon waaye dañoo dem ba xam ne ANCAR mi ku bëgg a liggéey ci wàllum mbay mënuloo koo tëb Sénégal ndax moom moo gën a jege baykat yi moom moo gën a xam zone yi bay moom moo gën a xam producteurs yi moo tax nag bi ñëwee nag lëkkaloo ak ñoom ci la ñu choisir ci zone bii ne ñu fii bu ngeen ñëwee fii jël leen dëkk bu ñu naan Idda Mouride démb ñu ngi woon fee ñaaxeen te noonu lañ ko bëgg a toppee ba wër le maximum de villages wala le maximum de producteurs projet bi touché leen ndax projet bi lan moo ko tax a jóg moo nekk accompagner producteurs yi nan la leen di accompagner moo nekk ne dañoo gis ne mbay mi léegi dafa sooxe trop te am na ñoo xamante ne mbay mi rek lañ yaakaar te ci mbay moom balaa ngay bay foo nga am suuf boo amee suuf tamit suuf sa dafa war a am nu mu war a mel suuf si dafa war a am nu mu mel léegi nag mu ne léegi balaa may ñëw ci baykat bi ne ko ah man de engrais ngi nii dama koy ñëw ma ànd ak moom accompagnement bi muy def mu nekk damay ñëw ak baykat bi ma saytu suufam xool doole suufam fan la toll ba pare balaa ma naan ko sa tool dafa manqué engrais wala sa tool dafa war a am lii damay xam ba pare sa tool bi lan mooy jàngaroom ak nan la ñuy def ba saafara jàngoro soosu mu ngi mel ni rek médecin bi ñëw rek nga ne ko man de damaa feebar mu ñëw rek ne la am naanal garab amaana sa biir mooy métti amaana sa bopp mooy métti amaana sa tànk mooy métti ba pare tamit ñu tegaat beneen constat ñu ne ñun de dañoo seetlu ne depuis que suñ maam yi nekk fi ba léegi di bay suuf sañ doon béyee moom moo fi nekk ba léegi ñu defaat leneen ñu ne suuf si nga xam te ne moo nekk Dakar bokkul ak bi nga xam te ne moo nekk fii Koungheul bokkul ak bi nga xam te ne moo nekk fee Casamance taw bii taw Dakar bokkul ak bii taw fii bokkul ak bii taw Casamance maanaam taw yi ëppante nañ ci millimètre léegi nag ñu ne comme taw bi tolloowut suuf si tamit nekkul benn il faut que ñu xalaat ne mbay mi benn façon engrais rek nekkatul loo xamante ne moom la ñu war a utiliser partout maanaam li ñuy wooyee la formule du passe-partout engrais bi ñuy utiliser fii à Koungheul moom la ñuy utiliser à Kolda moom la ñuy utiliser à Kédougou te suuf yi nekkul benn loolu y a un problème léegi nag ñu ne nag loolu lañ bëgg a jóg pour ñu dindi ko maanaam dañoo bëgg a def benn spécialisation boo xamante ne day am production d'engrais en fonction des zones agroécologiques maanaam côté bu ci nekk wala gox bu ci nekk dafa am suufam nu mu méngool suuf soosu noonu dafa am engrais bu mu méngool donc gox bu ci nekk dañoo war a fexe moo am engrais boo xamante ne bii moom mooy répondre ci suufam loolu moom moo tax a jóg projet bi léegi nag mu ne loolu pour ma mën koo def il faut que ma accompagner producteurs yi comme dama leen di accompagner nag dama leen di dimbale loo xamante ne gratuitement lay doon donc damay dem ci producteurs yi ma lëkkaloo ak waa ANCAR ñu ne ma zone bii de am na ay coopératives yu bari zone bii de am na potentiel agricole bu bari ma ne ko comme zone boobu am na potentiel agricole bu bari nañ jël zone boobu mu nekk comme zone boo xam ne modèle lay doon foofu noonu ñu jël ko comme moo nekk loo xam ne mooy doon suñu échantillon ñu ne ko léegi nag da ngay jël benn échantillonnage
loolu étude boobu ñu nag waa ANCAR ñoo ko lëkkaloo woon ñoom ñoo ñu xelal sax loolu dañuy def benn échantillonnage maanaam ci téeméeri producteurs yi ñu ñëw tànn ci ay producteurs leaders wala ay producteurs yoo xam ne ni am nañ chance ñu dem seen tool ñu tibb seen suuf buñ tibbee seen suuf daal di ko yóbbu ci suñu laboratoire yi léegi dinañ ñëwaat ci résultats yi pour won leen ne suuf yi ñu fi tibbee woon kenn ku ci nekk sa tool lii la manqué sa tool lee la am boo demee bay def engrais côté bii nga war a def côté bee nga war a def boo demee bay def engrais war ngaa mën a économiser lii jënd li nga xam te nii sa tool amu ko ndax engrais comme ni may faralee di ko wax souvent fu ñu dem rek dama ne leen engrais xorom la ci cin su manqué togg ga day lewet su ëppee togg ga dañ koy mujj tuuri wala ñu jox ko sama mbokk gayeen yeeg ñangeen yi donc engrais dafa am tamit ay normes yoo xamante ne nii moom la ñu war a suivre pour defar ko dafa am tamit suuf su ko soxla ak suuf su ko soxlawut ndax engrais su ëppee rek poson lay mujj doon mooy waral des fois nga dem sa tool engrais ba pare ne man de engrais naa mais aw ma fa rendement lan moo ko waral sa suuf si moo baaxut léegi nag il faut que ñu xool nan la ñuy def pour defar suuf si dinañ ci ñëwaat ci kanam léegi nag comme projet bi def na loolu dem étudier la kenn ku si nekk sa suuf ni mu mel li ñu doon jël foofu ci 30 producteurs yooyu noonu du caa gën ne projet bi ci 30 producteurs yooyu noonu lay yem donc dañ koy gën di yaatal suñ ñëwaatee mën nañoo laalaat ñeneen parce que objectif projet bi moo nekk mu laal le maximum de producteurs te échantillon yi noonu ñu jël noonu day nekk loo xamante ni ab élément représentatif la maanaam loo xam ne day représenter zone Ida Mouride ce qui veut dire que ni échantillon yooyu noonu ñuy am foofu yu représentatif yooyu noonu su fekkee ne dugguñu sama tool am na koo xam ne maam moom ñoo dend tool loolu dafay valable ci moom parce que mënuñoo amul organisme bu mun a defal béykat bu si nekk sa engrais bopp mais li gën a jege béykat yi je pense que te loolu noonu innovation la c'est la première fois muy am en Afrique te am nañ ci ay résultats yoo xam te ni am na solo lool ci pays africains yi nga xamante ni jotoon nañoo nekk ci projet bi Sénégal moom moo ci mujjee dugg parce que 2019 la ci dugg donc ci projet yi ñi nga xamante ne jot nañ cee nekk gis nañ ne seen rendement yi changé na bu baax a baax ndax fi mu toll nii je parle sous le contrôle des agents de l'ANCAR fi mu toll nii pour nga béy dugub pour nga am rendement 1 tonne à l'hectare fi mu toll nii boo ko amee champion ngay doon ci zone bi nga nekk. n'est-ce pas donc léegi nag ñoom ak yii nga xamante nii technologie yu bees yi ñu boole ko ak engrais yi nga xamante ne nii dafa adapté wu ci zone yi gis nañ ne am na zone yoo xamante ne ñu ngi commencé di am ay rendement 1 tonne 200 ba 1 tonne 400 donc mu nekk loo xamante ne nii avancé bu significatif la ci wàllum agriculture. léegi nag biñ defee analyse de sol yooyu noonu ba pare boo demee ci doomu aadama bi nga ne ko dafa feebar mu ñëw hôpital. nga diagnostiqué ko jàngat lan moo koy métti nga ne ko tànkam mooy métti biiram mooy métti boppam mooy métti doo ne ko demal nga ñibbi da nga koy bindal ordonnance ne ko demal ci pharmacie bi buy dem ci pharmacie bee tamit war na faa fekk ci pharmacie bi garab yi nga xam te ne mu nga fa bu jëndee garab yi ba pare tamit war nañ ko wax ne ko nan nga war a naanee garab yi donc projet bi loolu mooy soloom moo tax mu lëkkaloo waa ANCAR yi ndax kuñ ci bindalul ordonnance boobu noonu médecin bi bu la ko bindalee rek pare na ci pharmacien bi ngay dem mu jël ko ne la boo demee de bii suba nga koy naan bii ngoon nga koy naan bii midi nga koy naan ak yooyu moo waral tamit engrais bi am ay période yoo xam ne moom lañ ko war a def. léegi nag ci engrais boobu noonu nag dañ doon mel ni kuy liggéey pour defar formule fertilisation bu bees boo xam te ne day méngoo ak jamono bi ndax ñëpp fi mu toll nii gis nañ changement climatique bi jaww ji fi mu toll nii ni mu changé ndox mi ni mu manqué wala ndox mi ni muy demee ci benn côté soit taw bi day teel wala taw bi dafay yéex a jeex wala ci digg nawet bi taw bi day bëri jusqu'à présent scientifique yi mën nañu gula ñu cee wax fi mu toll nii lu leer naññi ndax changement climatique yooyu noonu lépp la perturbé lépp la changé te il faut que tamit nag ñu adapté wu ànd ak moom ñu defaat tamit beneen constat ne béykat bi de souvent dina am superficie boo xam ne yaatu na mu di ko bay suuf sa dee na léegi nag moom bu bayul du dund am na tamit benn béykat boo xamante ni benn suuf benn hectare rek la am supposons benn hectare boobu noonu du ko mës a noppal parce que su ko noppalee du dund ñu ne nag il faut que tamit ñu indi saafara ci loolu ndaxte suuf si lañ war a aar ba pare d'abord ndax am na comme ni ñu koy waxee rek lii dafa nekk loo xamante ne nii luy dundal suuf lay doon. engrais lay doon mais luy dundal suuf lay doon bu ñu demee ba ci kanam tamit dinañ gën a expliquer waat loolu lan moo tax donc pour me résumer daal projet bi dafa nekk koo xamante ni dafa ñëw pour gën a jege béykat bi gën leen a organiser en réseau
pour permettre béykat bi nga xamante ne action réseau yi nga xamante ne am na nan lay mën a def ba am loolu nan laa koy mën a lijjantee nan lay mën a régler sama nawet ba mu dem ma am lépp loo xam ne soxla naa ko ci intrant te du ma ci gaañu producteur bi tamit nekk koo xamante ne nii du ci gaañu moo waral solo réseau yi di am di boot ay nit ñu bari ci biir ñu liggéeyandoo ensemble toujours su may joxe damay joxe exemple bi nga xamante ne fa lañ commencé fa la projet bi commencé moo nekk projet bu nekk Wack Ngouna dans le Nioro projet boobu au début bi ñu doog a commencé dañoo nekkoon comme jaaykat ak jëndkat comme client la nekkoon ci ñun mais léegi dañoo dem ba weesu cadre client ak moom léegi dañoo dem ba nuyee ak moom partenariat maanaam léegi réseau boobu noonu dañuy déplacé wu dem direction générale ne ko man kat lii moo nekk sama expression de besoin léegi direct ñu toog direction générale ñu étudier loolu ñu ne la sa expression de besoin bii nan la ñuy def ba satisfaire ko nga ne ko man de par exemple mu ñëw ne man supposons maa ngi bëgg benn sama zone bi béykat ya fa nekk yëpp bi ma dajalee seen i besoin nee nañ ma ñu ngi soxla par exemple 1 tonne d' engrais léegi nag suñ problème moo nekk mënuñoo génne léegi cash 1 tonne d' engrais léegi nan lañ mën a def nan lañ mën a waxtaanee ba nga xamante ne man lii dinaa ko mën a am boo xamante ne tamit su ma koy fay du ma ci gaañu ngee indi ku si nekk teg ci taabal yi parce que nekk loo xamante ne nii da ngay ñëw imposer béykat bi ne ko lii laa lay jox lii nga may fay mais da ngay waxtaan ak béykat yi parce que foofu lañ toll dañoo toll ci benn débat boo xamante ne nii ku si nekk da ngay waxtaan ak sa morom ba ngeen juboo ci ay kàddu mu ne la man de lii bëgg naa cee dugg mais nii laa ko mën a supporter nga ne ko est-ce que loolu baax na ci yow mu ne la waaw nga ne ko léegi réfléchiraatal bu baax a baax ndax lii nga bëgg a proposer nii ndax lii di nga ko mën mu ne la waaw man lii moom ma la mën maanaam par exemple supposons que man da nga maa war a fay 100 francs nga ne ma 100 francs yi de mën naa laa ko fay mais juróom laa la ko mën a fay wala nga ne ma man de damay bay mais ni ma la mën a fayee moo nekk ne su ma bayee ba nawet wàcc nga ñëw jënd li ma bay nan laa koy jëndee ban prix laa koy jëndee nga ne ko boobaa boo ñëwee prix marché bi nga laa la koy jaayee wala tamit ñu waxtaan ma ak yow ci période boobu noonu ne la ban prix laa koy jëndee donc OCP loolu moom moo ko tax a jóg mu waral tamit nag mu comme dafa war a gën a jege béykat yi dafay installé wu ci zone yi nga xam te ne am na potentiel agricole bu am doole def fa li ñuy wax maison des fermiers bu ñu waxee maison des fermiers day am lépp loo xamante ne nii intrant agricole lay doon donc dina doon engrais dina doon machine dina doon tamit ay semences certifiées parce que béykat bi tamit li ko gën a sonal bokk na ci semence certifiée parce que béykat bi xëy ne maa ngi dem ji sama gerte wala maa ngi dem ji sama dugub bu doon dem da koy bu amoon lu ko gënal day bàyyi engrais bu doy ci biir këram léegi nag loolu yëpp souvent du daje état mu ngi góorgóorlu bu baax a baax di subventionné bu baax a baax parce que loo jël moitié bi subventionné na ko wala sax mu ëpp ko wante loolu dafa nekk loo xam te ne nii tamit munta doon munta day béykat bi donc il faut que tamit béykat bi jéem a xool tamit moom tamit yeneen moyens yoo xam ne nii dina ko emprunter pour mën a dimbale boppam parce que supposons que recherche bi daf ne la booy def toolu dugub benn hectare bu si nekk mu ne la da nga ciy def ñetti saaku NPK maanaam 150 kilogrammes de NPK ba pare ne la da ngay wuññe ko waat defaat ci 100 kilogrammes d'urée maanaam ñaari saaku 50 urée béykat bi bu jëndee loolu pour benn hectare am bu fekkee ne béykat bi dafa am lu mot juróomi hectare fu mu jëm saaku urée fi mu toll ni ci marché bi lu état bi subventionné wul mu ngi jar ay 35000 jëm kaw donc loolu bu fekkee ne béykat bi war na cee jënd ñaar rek fu mu toll ne rek loolu rek mu ngi commencé poser problème donc loolu nag moom foofu nag la projet bi amee solo foofu la ñëwee pour accompagner béykat yi en particulier GIE yi pour ñu nekk loo xamante ni dañuy def adhésion massive au niveau de leur zone pour que ñuy mën di participer ci activité yëpp yoo xamante ne nii développement la donc loolu daal moom moo taxoon naa teew projet bi fii pour nag suñ demee ba ci kanam gën a waxtaan gën a discuter peut-être am na tamit ay points yoo xamante ne nii mun naa am loo xam ne nii lu ma sotee ndax dañoo xawoon naa sonn trop ci yoon bi ndax dañoo amoon benn souci technique ci yoon bi ñuy ñëw donc loolu daal moo nekkoon solo ndaje bi donc ñu yaakaar ne tamit dina am ay questions yoo xamante ne lépp loo xam ne nii leerul wala lépp loo xamante ne nii bëgg ngeen kaa xam tamit ak ay détails ci biir projet bi dinañ ko mën a waxtaan ak yéen échanger ko ak yéen ak tamit taataan seeni xalaat
xalaat ak seen xam-xam ci nan ngeen foogee ne loolu tamit war naa gën a mën a nekk luy dox dans une démarche participative yoo xam te ne yéen tamit da ngeen a nekk ci biir parce que projet bi béykat yi ñoom ñoo ko fi tax a toog en particulier réseau yi ñoom ñoo ëpp doole ci biir projet bi merci beaucoup loolu la amagumoon lu ma doon wax pour le moment. rek fii si ginnaaw ngay xool résultat yi nii lay présenté woo sous forme de code couleur lay doon ku jàngul sax boo jotee sa fiche di nga ko mën a lire boo dégloo bu baax li ma la expliqué parce que dafa am couleur bu xonk boo ko gisee moo lay wan ne la ferñeent boobu kat bi ñu ko nattee ci sa tool dafa néew doole. bu fekkee dafa tombeek couleur bu jaune moo lay wan ne la ferñeent boobu bi ñu ko nattee ci sa tool dafa diggu doom bu fekkee dafa tombeek ak couleur bu verte moo lay wan ne ferñeent boobu baax na ci biir tool bi. bu fekkee ne dafa tombé ak trait bu bleu nag moo lay wan ne la bëri na ci biir tool bi léegi man dama jëloon benn exemple rek di leen ko expliquer producteur bi mu ngi tudd Salimata Fall bi ñu demee ci toolam laaj nañ ko lan la bayoon daaw ak lan la bëgg a bay ren pour recommandation yi léegi bu ñëwee ci résultat yi natt nañ ci loo xam ne lu mel ni pH la pH mooy saytu suuf si ba xam dafa wex wala dafa lewet léegi moom bi ñu nattee suufam trait bu verte la tombeel mu ngi nii ci kaw trait bu verte la tombeel kon da lay wan ne la moom suufam weexul kiyut lewatul mu ngi ci digg bi daal kon mën na cee bay lu normal par rapport ak culture bi nga xam ne moom la bëgg a bay ren jii nii. léegi bi ñu jëlee loo xam ne mooy azote total ku nekk xam na ne mooy alam mooy comme par exemple boo demee ci urée bi moom azote total azote kese moo fa nekk te azote ku nekk xam na ne moom mooy dundal gàncax. bi ñu demee bi ñu ko nattee ci toolam aussi dafa tombé ak trait bu xonk moo lay won ne moom boo demee si biir tool Salimata Fall kat alam bi manqué na fa trop. ñu jël élément bu mel ni phosphore boo demee si saako engrais da ngay gis ñu bindal la NPK léegi P bi mooy représenté phosphore te ku nekk xam na ne phosphore kat day dimbali gàncax gi ba mu mën a ba reen yi mën a dugg ba ci biir suuf si mën a jël ferñeent yi fa nekk jox ko gàncax gi. léegi moom bi ñu ko nattalee toolam tombé na ak trait bu xonk aussi phosphore bi trait bu rouge la tombeel moo lay wan ne la phosphore boobu kat néew na doole ci biir toolam. lu mel ni potassium bi mooy K bi mooy ci saako engrais bi boo ñëwee di nga fa fekk K comme 10 10 20 wala triple 15 beneen bu mujj bi mooy K. loolu K lu muy jëriñ si biir suuf dina la permettre mu aar la si yenn feebar yu bëri si gàncax gi moom biñ ko nattee si biir toolam moom tamit dafa tombé ak trait bu xonk mooy potassium bi nii moom la tombeel trait bu xonk bàyyi nii. natt nañ tamit ferñeent boo xam ne nii mooy matière organique ku ko dégg ku ko xam mooy compost mooy fumier bi ci biir tool bi nan la tolluwaay bi aussi bi ñu ko nattee moom tamit dafa tombeek trait bu xonk ci biir toolam moo nekk nii. léegi ñeenti ferñeent yooyu laa jëloon di leen ko expliquer yeneen yi am na ay calcium ak magnésium léegi ku ci jël sa feuille di nga xam noo koy liiree. léegi nag si kanamu feuille bi fii nii comme moom nee na woon mboq la bëgg a bay ren ñu jox ko ay recommandation ne ko boo defee lii ak lii kat mën naa am yow rendement bi nga doon xaar di nga am bu ko ëpp. ñu ne ko bu fekkee ne yaa ngi defar tool bi na nga ci def fumier bu baax ak compost parce que fumier day mel ni lay taay rek moom mooy permettre boo engrais bi ñëwee doo ko mën a perdre gàncax gi mën koo utiliser. ñu ne mën na koo utiliser buy defar tool bi ñu ne ko buy bay tamit ñoom tamit ñu digal ko lu mel ni engrais bu tudd triple 15 ñu ne ko mën na cee utiliser. lu tolloog 390 kilos buy ji léegi lu mel ni fumier d'entretien aussi recommandé nañ ko alam mooy urée bi moom 50 kilos benn saak rek lañ ko recommandé si hectare bi. ñu ne boobu bu fanweeri fan la léegi bu amee tamit ñeent fukki fan ak juróom aussi ñu ne ko waat nga defaat alam 40 kilos à l'hectare. léegi daal par exemple benn bii laa jëloon di ko expliquer yeneen yi ñoo ngi nii Samba moo ngi fi ku ci am lu leerul moom dina la ko mën a expliquer bu baax nga mën a comprendre say résultats yi daal noonu la ñëwee woon nii moom lañ leen indiloon ndax xam ngeen ne suuf moom dañ koo war a saytu bala nga cee bay dara xam tolluwaay bi nu mu toll. yoon ndax organisation ñu jàng alxuraan nangu nañ ne sax lépp loo xamante da nga koy doxal dafay laaj organisation moo waral. ñu jël créer lu mel ni commune parce que dëkk bu ne am na borom dëkk ñu tënk leen boole leen am ku leen jiite
donc organisation yooyu noonu mooy waral andi tamit lu mel ni réseau te boo définir réseau comme téléphone réseau rek ku ci nekk dafay connecté ci réseau bi kon mën naa wax ne su ma déggee bu baax Dieng li nga wax réseau bi am na réseau fu mu ne nii jamono yuñ toll parce que lii sérité la boo xamante ni aussi am na solo lool pour réseau bi mais également am na solo lool pour baykat yi nga xam ne ñoo nekk ci arrondissement bu Ida Mouride bi nga xam ne moom moo ëmb commune bu Ida Mouride commune bu Fass Cekkeen mais également commune bu Salé Escale parce que aujourd'hui vous êtes en face yaa ngi jàkkaarloog ñi nga xam ne ñi ngi jógee ko si ñetti gox yooyu noonu yëpp ñoo ngi lay sant ñoo ngi lay gërëm yaakaar naa ku ci mel ni Alioune Sall dégg na la ku ci mel ni Alaaji Ndiaye dégg na la ku la ci mel ni Mor Gueye wala Moussa borom pakala dégg na la mais également ku ci mel ni sama baay Ibrahima Tambidou nga xam ne ñëpp xàmmee nañ leen ne ay jàmbaari fàkk tëdd lañ ci mbay mi. kon monsieur Dieng ginnaaw bu ñu la dégloo bu baax yaakaar naa mbooloo mi lay déglu it am na loo xam ne dinañ ko noté te dinañ ci waxtaan ak yow suñ paree laaj la mu gën a leer ndax laajte du ñàkk xam waaye leerlu la te mbir bu la taxee jóg boo ñëwee ba egg si fii da ngay fexe mu leer. ñu ngi lay sant ci choisir bi nga xam ne tànn ngeen ko ñi nekk ci arrondissement Ida bi loolu dañ leen siy jaajëfal bu baax a baax a baax ndax ñii kat bëgg nañu liggéey mais jafe-jafe bi yëpp tey boo ko xoolee problème mu engrais la kon tey boo ñëwee ne andi nga ba nga andi saafara ci jafe-jafe boobu noonu damaa jàpp ne dimbale woo leen sax waaye ñun ñi nga xam ne dañ fi nekk di leen xelal di leen accompagner muy ANCAR ñun ngay dimbale kon. ñoo ngi lay sant bu baax a baax di la gërëm également ci na xalaat bu nga xamante ni ñi nga xam ne ñooy borom xam-xam yi faral di yëngatu ci mbay wax nañ ne efficace na te efficience na maanaam foor na lool waaye tamit yaxanal na te jamono ju ñu toll bi ñu génnee ci jàngoro ji parce que wax na ko bokk na ci li taxawal seen liggéey di mbas mi am na jàngat yoo xamante ni képp koo xam ne yaa ngi ci àdduna bi actuellement war nga ko jàngaat. jàngat bi ñu ciy def mooy fexe ba moom sa bopp mais également jàngat bi ñu ciy def mooy fexe ba yaxanal ndax loo xam ne moomoo ko te saa su ne mën nay manqué soo ko amee war nga ko fexe di ko denc wala di ko ñam-ñamal di ko am weer moo gën nga def ko benn fan mu jeex. kon moo tax ñu bëggoon partager benn expérience boo xam ne mën naa wax ne du fi gan parce que boo demee fu ñuy wax Piram Mandax yàlla bi mu defee daaw ñu ñëw fi utiliser nañ fa expérience boobu tubaab di ko woowee dundal suuf. olof yi di ko waxee li ñuy wax non tubaab di ko wooyee microdose olof yi di ko wooyee li ñuy wax comp boo xoolee microdose ci tubaab micro mooy lu as lu tuut boo ko doon natt ci tubaab da koy natt ba mu nekk 10 micro moo nekk 10 puissance moins 6 mu ngi mel ni nga xaaj benn di ko xaaj ba mu nekk juróom-benn yoon. donc kon mën naa wax ne micro mooy as comp lu ndaw dose yaakaar naa ne du baat bu ñuy leeral ci olof ku ci nekk xam na lan mooy dose engrais. moo tax may wax njageen yi waxuma doosu ataaya waxuma doosu njar wala doosu si kon loolu mooy li nga xam ne moom lañ bëgg a soppante xelaat tuuti rek parce que bu ñu waxee microdose wax également yaxanal bu ñu waxee microdose wax jafe-jafe engrais ndax engrais bi jafe na jafe goo xamante ni comme am na ñu ñu siy dimbale wala comme am na nuñ koy utee war nañu mën a fexe ñu dimbale baykat bi ba nga xamante ni également su ko amee dina ko utiliser fu mu ko war a utiliser. toujours su may waxtaanee ci thème boobu damay faral di wax benn affaire dama naan engrais dundalut suuf gàncax lay dundal. engrais dundalut suuf gàncax moom mooy li nga xamante ni moom lay dundal te comme engrais gàncax lay dundal tubaab di ko wax mu ne seules les plantes profitent de l'engrais enfui. comme dundalul suuf gàncax lay dundal suñ ko amee war nañ ko mën a yóbbu fu nga xamante ni foofu la jëm kon technique bii may waxtaanee di ci soppante ak xalaat nit ñi microdose boobu loolu daf ci am solo waaye ci microdose nag également dafa am loo xam ne dañ ko si jublu parce que jamono ji également dafa am fu mu toll dañuy dem ba ñu ne nañu wàññi sax lu nga xam ne dañ koy faral di utiliser ci produits chimiques yi lu mel ni ay engrais minéraux yi wala yeneen jëfandikoo yu nga xamante ni ci àdduna wala ci suñu dund daf ñuy indil li nga xamante ni moom mooy gàllankoor moo tax kon bu ñuy waxtaanee microdose dafa am benn point bu am important boo xamante dañ koy andi ñëpp di ko faral di ko dégg muy compost olof di ko wax suqi nga xamante ni moom la ñuy jëlee ci uddu wala ñu koy jëlee ci sën ci gàttal compost mën nañ ko di defaree suñu bopp dama koy brosser rek tënk ko mu gàtt ndax ñu ci bëri ci ñun xam nañu nan la ñuy defaree si pompe tey moo tax may wax na nan la ñuy defaree compost
maanaam nan la ñuy jëlee suqin mi wala ñu jël li nga xam ne neefere yu ñu jëlee ci uddu ba defar ko ba nga xamante ni dinañu amal njëriñ ba duñ ko sànni wala ñu bàyyi ko foofu muy indi yoo mais dañ koy jël yóbbu ko fu nga xamante ni suñu tool mu am lu nga xamante ni dinañu ko jëriñ. ci procédure boobu tey boo koy defal ci tënk lu mel ni compost boo koy defar dafa am loo xam ne dañ koy soxla moom la ñuy wax ay matières premières yi nga xamante ni dañ koy soxla mooy sous-produit lu mel ni xob yi lu mel ni mauvaise herbe yi lu mel ni fruits yi nga xamante ni baaxatut wala yu mel ni yeneen xob wala yeneen xob yi wow yi nga xamante ni dañ koy faral mu yomb ñu lool ci àll bi. parce que compost aussi ci leeral nekkul buñ koy defar dañuy utiliser lu ñuy wax débris animaux yi mel ni bouse de vache nekkul loolu kese. ci processus de fabrication bu nga xam ne fekkee nar nañ ko defar mu baax dañuy utiliser matière première bu mel ni herbe wala ñuy utiliser lu mel ni ay fruits yu nga xam dañoo pourri mu ngi mel ni doomi kii yoo xam ne dañoo nëb wala fiente de volaille mooy li nga xamante ni mooy ginnaaw kër yi nga xam ne dinañ koy jëlee ci poulailler yi mu bokk sax ci jëfandiku yu bëri fu mu ne nii ñun ñëpp dañ koy faral di def wala ay cendre wala ay carton kon xam nga loolu jafewut. compost aussi bëri nuñ koy defaree parce que am na compostage en tas compostage en fosse waaye ñun comme fii bu ñuy faral di jëfandikoo dañuy dem suñu ginnaaw kër defar lu ñuy wax compostage en tas moom mooy sébbu jël suñu compost bi defar ko ba mu mel ni sébbu nag bu fekkee mënul nivellement wala leen foo koy defar day jóg te dafa am fu mu war a toll kon moo tax comme les moyens ne sont pas appropriés maanaam moyens yi nga xam ne moom la ñuy faral di utiliser kiiwul damay faral di wax ma ne nañuy def compostage en tas maanaam jël li nga xam ne mooy suñu suqin mu ñu am ak li nga xam ne wax njëkk naa ko wax jël ko dajale ko mu mel ni sébbu suñu paree ñu jëfandikoo ko bañ koy bàyyi ci kër ga ndax ñëpp xam nañ ne sax moo gën a am njëriñ li nga xam ne moom mooy engrais. loolu bu amee suñu amee suñu lu mel ni matière première yi d'origine végétale yooyu ñu jël li nga xam ne moom mooy neefere yi mën na nekk neefere yi nga xamante ni moom la ñuy faral di utiliser comme fas wala ay bouse de vache maanaam yi nga xamante ni mooy jógee ci nag yi ñu daal di ko jël jëfandikoo ko. compost aussi ci processus de fabrication bi soo defaree sa tas ba pare da ngay fexe nga roose ko boo ko roosee ba mu tooy nga doo ko teg li nga xam ne moom laa njëkk a wax mooy débris végétaux yi xob yeeg yooyu noonu teg ko suñu tegee loolu ba pare ñu doo ko indi yi nga xam ne moo jógee ci animaux yi moo jógee ci li nga xamante ni moom mooy daxaaba yu ñi nga xam ne ñu ngi leen di yeew si suñu kër ñu moomal ko suñu bopp jënduñu ko fenn da ngay dem jëli nga teg ko. loolu dañ koy alterner saa soo tegee ñax mi tegaat li nga xamante ni moom mooy luy jógee ci daxaaba yi maanaam li nga xam ne moom mooy jógee ci rab yi nga fas yi ngeeg nag yi nga xamante ne ñi ngi koy teglante saa soo tegee couche boobu couche bi mën nañu wax ñu ne mën na mat 15 centimètres wala mu mat 10 centimètres ba 20 centimètres moom la ñuy teglante soo ko teglantee couche boo teg bu nekk nga fexe nga arrosé ko doo ko tegaat beneen couche bi couche boo teg bu nekk nga fexe nga arrosé ko doo ko tegaat beneen couche bi. ci xelal wala ci borom xam-xam yi ñu ne nañ fexe ba couche yi ñu teglante bu mu romb mètre ak demi ndax su romb dafa am luñ solo suñu jëm si su rombee mètre ak demi li nga xamante ni moom lañ si jublu maanaam décomposition organisme yi nga xam ne ñoo nekk ci biir compost bi décomposition bi dafa yéex moo tax ñu ne boo ko teglante ba man mètre ak genn wàll yemaleel foofu noonu teglante bi ci processus bu nga xam ne yaa ngi koy defar compost bi. processus bi moo tudd compostage produit fini ba ñuy am moom mooy compost ci loolu passé ñu ne nañ fexe buñ ko defaree ba pare ñu uut lu mel ni ay xob fii xobu palmier bëriwul fi wala ñu uut xob yoo xamante ni mën nañ ko muuree ba fexe luñ bëgg pour contrôler li nga xamante ni moom mooy sunu sébbu bi ñu mën koy lu mel ni ay xobu palmier wala ay feuilles de banane yomb fi mais am nañ xob yoo xamante ni mu ngi ci àll bi mën nañ ko koy muuree di ko faral di ko arroser nag saa su ne lu mat 2 à 3 semaines di def arrosage bi. boo xoolee si biir processus boobu wax nañ ne sax ci defar compost bi am na 3 phase yoo xamante ni da ciy am su doonee baykat bi am na jàngat di vérifier bu baax li nga xam ne mu ngi koy xool dina ko gis benn bu si nekk mooy phase thermophile bi thermo ci tubaab mooy boo ko foo déggee thermo xamal ne tàng fil moom foo ko dégg hydrophile thermophile néophile fil mooy lu mu bëgg jamono jooju noonu taa bi li nga xam ne mooy sébbu compost bu ñuy defar dafay soxla tàngaay moo waral andi muur boobu noonu parce que soxlawuñ base jarul base suñ jëlee base li nga xamante ni moom lañ ci yittewoo duñu ko am. am na beneen phase bu ñuy wax it phase mésophile mooy bu diggu dóom boo xamante ni bëggut tàngaay bëggut sedd. am na beneen phase boo xamante ni dañuy wax moom la ñuy phase de maturité mooy phase bi nga xam ne fa la compost bi di ñoree compost bi bu ñoree am na xet goo xamante ni moom la lay faral di jox te compost bi ñoree
da nga ci gis lu ñuy wax ay macro-organisme lu mel ni comme jaalaali lu mel ni yenn rab yi saxaan yi da nga ko gis ci biir compost bi waaye firnde bi nga xam ne moom moo ci gën a leer mooy compost bu demee ba ñor dootoo xàmmeeti ñax mi nga xamante ni defoon nga ko ci ak ginnaaw naka la bouse de vache lu si mel ni suqi mi nga xamante ni boole woon nga ko boobaa da ngay am un produit lu ñuy gars yi dafa produit compact xeeñ tàng loolu mooy li nga xamante ni moom mooy produit compost li tax ma commencé ko ndax microdose phase boobu daf ci am solo moom ngay commencé ginnaaw bu nga xamante ni ruuj nga sa tool labouré sa tool mooy li nga xamante ni moom ngay njëkk a appliqué ci parcelle bi. moo waral ñu ñëw ne la microdose fi nga doo xamante ni ci toolu dugub bi fi nga xamante ni da nga fa doon utiliser boo xoolee téeméeri kilo ak ñaar fukk ak juróom su dee microdose ñu ne la da ngay utiliser ñaar fukki kilo ak juróom jëm fanweeri kilo su dee dugub su nga xamante ni ñu ne la basi la fi nga xam ne da nga fa doon utiliser 1500 kilos da nga dégg ñu ne la mën nga fa utiliser fi nga xamante ni da nga fa doon utiliser lu romb loolu ñu ne la da nga fa utiliser lu mat ay 30 voire à 40 kilogrammes lan moo waral loolu ci njëriñ si parce que boo xoolee importance bi tamit en terme de rendement boo jëlee benn hectare dugub su fekkee da nga fa appliquer microdose nga def fi nga xam ne 30 kilogrammes de NPK nga fa daan def su dul microdose fekkee da nga épandre volet mooy damay leeralaat da nga fa utiliser lu mat 125 kilogrammes su dee aussi tamit fi nga xamante ni 1 hectare de sorgho la kazalika gaa ñi dema dem ba gis ne rentable na maanaam yaxanal na waaye également moo ñuy indil li nga xamante ni ci rendement moom lañ soxla nan la ñuy defee microdose nan nañ ko utiliser si mboq dinañ ko utiliser si dugub mën nañ ko utiliser si basi ba am na ñoo xam ne liggéey nañ si ak ñoom xam nañ ne mën nañ ko utiliser si maraîchage. microdose boobu mooy ginnaaw bu ñu jiwee def suñu fumier ba appliquer suñu pratique yi nga xamante ni moom mooy yu njëkk yi saako engrais bi ginnaaw bu ñu ko daajee ba pare du ñu jël suñu engrais di ko wisaare ndax boo amee lu bëri ngay wisaare waaye comme dañoo bëgg a yaxanal dañuy jël li nga xamante ni engrais bi def ko ci ay siwo duñ dem sa taat gi nga xamante ni moom lañ soxla mooy lu ñuy tubaab di wax poke soit mu doon taatu mboq gi wala mu doon taatu li nga xamante ni moom mooy sunu si wala bësi bi ñu natt lu mel ni sunu loxo maanaam duñ mën a fu nekk mais natt mu sore tuuti taatu mboq gi lu mel ni sunu loxo buñ ko tegee ci suuf foofu la ñuy def trouaison def fa benn pax moomu noonu sa la ñuy jël comp sunu ñetti baaraam yi mooy lu ñuy wax comp buñ ko coppee sotti ko ci pax mi ginnaaw buñ ko sottee ba pare daal di ko sul fexe ba matale ko tool bi yëpp. wala buñ ko mantu comp tamit lu mel ni capuchon yi nga xam ne moom la ñuy ubbee bidon yi ñi daal di ko yëkkati daal di ko nattee sotti ci fi nga xamante ni moom lañ gas pax ma. su suuf dend ak sunu tooba gi des fois nag ñu ne la métti na lool waaye tollootuñ fu ñuy xoolee lu métti ndax borom xam-xam yi ñu ngi ciy liggéey nan lañ ciy liggéeyee jamono ji mu ngi dem ba ñu ngi trouver solution yoo xamante ni dinañ mën a def ay machines yoo xam ne ñoom ñooy ñëw di ñu defaral ay trouaison daaw sax dem naa ci benn tool fekk benn nit mu defar benn trouaison boppam jël benn bant les ko ba nga xamante ni bu ñëwee ba ci taatu mboq gi ba moyele ko day dóor bant bi rek bu bant bi jógee day gasaale foofu benn pax mi nga xamante ni moom la ci soxla comme ça ki nekk yor engrais bi ci moom bu ñëwee comp ba la fay sol jël tànkam réppi sol donc loolu mu doon loo xamante ni rentable na mais également li nga xam ne moom lañ ci soxla